jëf mbokk yi ak xarit yi nekk ci diaspora bi ak ñi nekk Sénégal seen émission Koom-Koom immigré moo ñëwaat tey ñu am invité Oulaye Diawara di entrepreneuse di traiteuse dans l'alimentation bio Oulaye ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog suñu mbokku téléspectateurs yi après ñu dugaat ci biir waxtaan bi. asalaamaaleykum Ibrahima maa ngi kontaan bu baax ci li nga ma dalal tey ci sa émission Koom-Koom immigré maa ngi profité ci occasion bi nuyuwaale sama xarit yeeg sama am di jàmm yi mbokk yeeg ñëpp ñu nekk foofu noonu. waaw Oulaye yow ñu gis ne yaa ngi am sa activité. nekk dans l'alimentation bio. tey suñu doon wax rek tey ci sa parcours lan nga ñuy wax. waaw léegi man nag fi ma toll nii maa ngi yëngu ci mbirum lekk di gën a gëstu wërgu yaramu nit yi wante man ci li ma jóge ndax lépp loo gis nit ki dafa am fu mu jóge maa ngi jaar ci parcours boo xam ne maa ngi nekkoon étudiant fële ci France maa ngi jàng lépp lu nga xam ne mooy yëngu ci jaay ba pare boole ceeg yeneen làkk boole ceeg làkk anglais ak làkk espagnol te bi may paree sama jàng maa ngi pare ak benn master 2 toujours ci wàllum jaay ci bépp produit boo xam ne yaa ngi koy jaay moo xam dëkk bi nga nekk wala ci beneen échelle à l'international. waaw Oulaye sa entreprise nan la tudd. sama entreprise mi ngi tudd Royal Snackies. Royal Snackies. Royal waaw maa ngi ko créé 2017. yow suñu dégloo sa parcours lan moo la boole tey ak wàllu restauration wàllu alimentation bio nga taamu bio lan moo la boole ak moom tey suñu lan la ñu ci wax. alors déjà damay tàmbalee di wax ci bio lépp loo dégg li nga xam ne moo jëm ci bio moo xam ne li nga xam ne moo nekk dafa naturel lépp lu naturel daal loo xam ne boolewuñ ci beneen produit boo xam ne dafay gàllankoor suñu wérgu yaram. loolu mooy nekk bio li ma ci dugal nag dama seetlu ni que ñu ci bëri ñi nekk sama entourage c'est-à-dire samay proche ñi nekk ci waa kër gi ñu ci bëri am na ñoo xam ne dañu génn àdduna ci yenn feebar yoo xam ne mooy dal ku nekk par exemple boo déggee cancer wala ñi nga xam ne ñoo diabétique façon feebar yooyu boo ko déggee da ngay dellu si waat ginnaaw nga xoolaat ni ñuy lekkee ci laa xoolaatee loolu ma ne kon est-ce que li ñuy lekk tamit baax na est-ce que produit yi nga xam ne moom la ñuy utiliser chaque jour ndax baax na loolu moo tax ma ne comme snack mooy lépp li nga xam ne moom mooy goûter maanaam li ngay jël pour njoganal noonu la ak mu ne tuddee njoganal la léegi njoganal googu pour man dafa am solo parce que mënoo lekk n'importe quoi tamit tey jii am na ñuy jël beñe am na ñuy jël leneen loo xam ne dafa bëri diwlin. te tey jii man su ma xoolee loolu par exemple su may defar fattaaye tey jii sama fattaaye amul diwlin man lépp li nga xam ne moom laa junj ci Royal Snackies bii nii mooy fullaal njoganal boobu ñuy def génnee ci diwlin génnee ci bouillon mooy lépp li nga xam ne moom mooy jumbo kadi mami yooyu produit yi nga xam ne moom la ñuy utiliser tamit joxe cancer yooyu laa jël génnee ko ba pare tamit wàññi suukar si tamit par exemple damay utiliser suukar bi nga xam ne moom moo nekk suukar naturel par exemple comme lem suukar naturel la donc loolu daal moo gën a tax ma junj lii nii di sama activité bi nga xam ne dëgg bokkul ak li ma jàng wante li ma jàng tey mi ngi ma ciy jàppale. waaw pour utiliser des produits naturels dañuy xool quelques éléments après ñu ñëwaat ci biir émission bi. waaw Oulaye yow ñu gis ni si li ngay def sa menu yi par rapport ak éléments yi ñu xool léegi say menu du si bëri ay yoo xam ne sucré la bëri na ay variété tey suñu doon wax rek wax ñu tuuti lan moo sa menu lan la composé yan façon ngay defar.
d'accord tey jii man maa ngi ci wàllum traiteur yi bëri na façon traiteur mais man maa ngi ci fi nga xam ne foofu mooy snack bi foofu mooy njoganal bi ma waxoon sànq te ci sama biir menu am na partie sucré bi am partie salé bi partie sucré bi mi ngi composé wu de am na par exemple ñii di ndékki am na lu ma leen di proposer foofu ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy jël yenn produit di ko njoganal xale yi tamit di ñuy jël di ko njoganalee école seen goûter école loolu tam mi ngi ci biir ak lépp lu nga xam ne moom mooy wàllum gâteau anniversaire beneen partie bi nga xam ne moo composé salé bi mooy lépp li nga xam ne mooy par exemple ay fataaya yoo xam ne amul diwlin par exemple ñi nga xam ne ñoom ñooy am yenn événement yi seen kër ay tour de famille wala yooyu vraiment ay produits yoo xam ne en tout cas amul diwlin amul bouillon ci biir produit yooyu te pour wan la rek produit yi may utiliser dinaa la ci wan yenn exemple lii par exemple farine de coco la farine de coco moom laa lay wan ni c'est des produits yoo xam ne bu njëkk c'était très difficile pour am ci accès waaw c'est des produits yoo xam ne c'est transformé tey jii ñi ngi am tamit li ñuy wooyee farine de sorgho farine de sorgho tamit loolu tamit existe na maa ngi lay wan beneen produit bi nga xam ne moom mooy farine de patate douce farine de patate douce donc mi nga xam ne farine yi ma la wan yii yëpp c'est des farines yi nga xam ne farine naturelle la bokkut ak farine de blé boo déggee ma lay wax farine yi mooy ñi nga xam ne par exemple dañu am problème de digestion ñoom mën nañ ko utiliser man moom lay utiliser ci samay pâtisserie ndax ñoom tey jii bu ñu demee ci yenn pâtisserie yi mën na am duñu gis li nga xam ne moom mooy méngoo loolu moo baax ci seen li baax ci seen wér-gu-yaram donc man dama gëstu loolu xool ma ne lii jar naa gëstu pour jàppale ñooñu nga xam ne duñu gis yenn ñam yu neex yi noonu laa ko mën a tuddee ci vitrine yi te mënuñ ci ñam man ma mën a retransformer waat produit yooyu def ko en produit vraiment naturel. kon li ñu gis ne rek yow bio bi c'est naturel et bu pare dafa baax ci wér-gu-yaram. tey si doon wax rek si wàllu entrepreneuriat tey yow gis nañ ne France nga jàngee. da nga ñibbisee lu tax demuloo outil ñu defoo postulé wuloo pour nekk employé dans une boîte mais tu as préféré ouvrir ta boîte lan moo la poussé nga def loolu. man dama gis ni tey jii boo nekkee France nga door a pare sa jàng boo paree sa jàng da ngay nekk di xalaat naka ngay toogaatee ci dëkk bi donc am na yeneen papier administratif yu day xaar soit nga nar a wut école wala nga wut liggéey donc boo gisee ñaari yoon yooyu ma ne comme fii nii dam fi nar a tardé tamit di nekk di seetaat liggéey wala ma seet leneen balaa caat ma delluwaat sama dëkk jéem a xool naka lay participer ci développement sama dëkk naam bi ma accès tamit jéem naa liggéey ci yenn entreprise yi fi nekk. mais dama xool ba xool ma ne énergie boobu bi nga xam ne maa ngi koy jox ñeneen ñi ma préféré ñibbisi liggéeyal sama bopp liggéeyal tamit askan wi parce que li may def nii tamit baax na tamit ci xool tamit nit yi seen wér-gu-yaram même bu fekkee nekkuma nutritionniste donc loolu moo gën a tax bi ma jógee fële ma ne xaaral ma gën a gëstuwaat loolu ñibbisi pour mën a participer développement sama dëkk. waaw Oulaye soo doon wax rek fi ngay tàmbale sa activité sur le plan administratif si wàllu këyit lan ak lan nga uti après sur le plan bancaire est-ce que jot nga dem waxtaan ak les maisons de crédit pour ñu jàppale la sa capital wax ñëw lan ak lan nga def si wàllu administratif après sur le plan d'accord par rapport ak documents yi booy door a ibbi entreprise boo activé fii li ngay njëkk a def mooy dem ci APIX une fois bi nga xam ne yow sa idée yi xam nga sa turu entreprise naka nga nar a tuddee ak lépp nga dem fi ñuy wax APIX ñu ngi fii centre ville donc boo demee foofu dinañ la laaj en tout cas ci li ma jotoon déposé ndax comme entreprise personnelle la donc benn nit kese moom moo ko junj donc bu nekkee loolu la 20 000 francs ngay nar a fay. plus timbre yi nga nar a joxe mooy 2000 francs wàllum administratif bi période boobu c'était en 2017 bi ma koy déposé loolu la doon jar xaw ma nag ci diggante bi mën na am mu yokk ci diggante bi mais période boobu loolu nga nar a def document yi ñu lay laaj mooy par exemple sa pièce d'identité bu fekkee marié nga sa certificat de mariage
donc loolu yëpp dañ lay laaj bu ko defee ci biir moment bi nga xam ne moom ngay bind sa turu entreprise bu la neexee nga def ci par exemple boulangerie wala nga def ci yeneen activités yi nga ci bëgg a def donc su ma paree foofu ma wax ci banque yi tey jii gëstooguma banque yi wante damay profiter waale conseil waale sama mbokk yi nga xam ne bëgg nañ ibbi entreprise li ñuy njëkk wax mooy bul tàmbalee laajte prêt ndaxte loolu prise de risque bu mag a mag a mag la nga tàmbalee nànk-nànk ak say propre ressource interne mooy li nga xam ne par exemple jot nga liggéey ci benn entreprise nga jot a denc as tuut dootu ngay jël nga jënd ci tuuti matériel mën a tàmbalee nànk-nànk xaalis bi di dugg nànk-nànk plus ngay jaay plus ngay am ay entrant nga mën a xalaat nag après entreprise bu jëmee kanam nga door a dugal prêt pour mën a dugg ci yeneen projet incha allah. yow Oulaye yow kañ nga ibbi sa entreprise ban année. maa ngi ko créé en 2017 mais réellement maa ngi tàmbali sama activité en 2020 ndax bi ma koy tàmbali 2017 boobu maa ngi liggéey en même temps ci beneen entreprise. tey soo ñu doon defal rek benn bilan bu sommaire ci li nga ko tàmbali ak léegi. lan nga ñuy wax sur le plan financier et sur le plan des commandes xam nga ainsi de suite. alors su ma duggee ci domaine boobu man mën naa wax ni que bi ma ko tàmbalee mën naa wax ni ci ay caaxaan de laa ko tàmbalee woon nii dama doon defar ay biscuits ma yóbbaale ko ci sama collègue yi ci lañ tàmbalee commandé ma boobu maa ngi liggéey mais bi ma tàmbalee sama activité en 2020 maa ngi ko tàmbalee ci période Covid bi ñu ci bëri ñi ngi tiit di naan waaw Covid bi doo jaay doo kii sa activité narul jëm kanam restaurant yu bëri tëj nañ fi mais man mën naa wax ne période boobu ci laa gën a jaay sax ndaxte ci la Ramadan bi commencé ci lañ tàmbalee weeru koor bi te su ma xoolee loolu yëpp su ma mënee def benn bilan tey jii samay clients ñi ngi dem ci par exemple mën naa wax tàmbali nañ ci 3 ans ba 90 ans donc mën naa wax ci loolu jot naa def sax benn étude ci at bi mujj bii nii bi ma ci jugee pour xool nit yi seen alimentation naka la demee ñu ci bëri wax nañ ma li ñu bëgg mooy wàññi seen suukar ak wàññi seen diwlin bi ñuy lekk ak bouillon yi nga xam ne moom la ñuy jaay te baaxul ci wér gu yaram donc mën naa wax ne pour le moment xaw na stable ndax maa ngi door a tàmbali activité booy tàmbali lépp li nga xam ne moom mooy dugg da nga koy jëndaat ci matériel donc pour le moment comme début la mënaguma wax xuus torop ci partie financière bi mais li gën a important mooy warum client bi ba pare xam ni que bu fekkee yow kese yow yaa yore sa entreprise yow yaay def lépp début ba fin. mais Oulaye tey bu ngay tàmbalee yan épreuve nga doon ragal nga xalaat ne mi ngi sa kanam de war nga ko dépasser lan moom la gënoon ragalloo bu ngay tàmbalee sa activité. waaw activité bi nag boo koy commencé dafay xaw a métti tuuti parce que di nga dégg lu nekk di nga dégg sa xarit yi ne la yow ak jàng bi nga jàng yépp amoo looy def lu dul mujjee ci cuisine xam nga genre wax yooyu boo ko déggee parfois mën na jékki-jékki perturbé la mais li ma mën a wax ci loolu kay mooy boo duggee ci benn mbir il faut nga dem ci jusqu'au bout bi may tàmbali ba nëgg nii man kese maa nekk ci entreprise bi donc man may jënd su fekkee dama war a am commande may def course yi man may toppatoo client bi début ba ni ma koy livré man ci sama bopp man may livré client bi ndaxte dafa am yenn produit yu sensible yoo xam ne tey jii su ma ko joxoon livreur dafay tas te daloon na ma donc loolu yëpp dafa difficile surtout la partie livraison maanaam produit bi pour que client bi jot ci loolu moo métti dafa jafe même bien vrai que livreur yi bëri nañ fi wante yow da ngay bëgg li nga daj coono bi nga daj ci togg produit boobu da nga bëgg client bi boo accès produit bi quand même mu jot ko ci anam yi nga xam ne moo gën a sain moo gën a baax mais li ci gën a jafe ci activité bi mooy li nga war a toppatoo yëpp li ci dalee marketing bi comptabilité bi ba ci livraison bi nga xam ne moom nga nar a toppatoo pour client. mais dans l'environnement des affaires. seen milieu bi. dañ ko doon expliquer nan la demee y a la concurrence. ainsi de suite. alors concurrence. yan épreuve ngay xalaat nga ciy ragal moo la war a nga xam ne ñoo taxaw sa kanam. da war nga ko dépasser.
alors fi ma toll nii nañ suñu xoolee bu baax traiteurs yi ci Sénégal bëri nañ parce que boo naree xool entre restaurant yi nga xam ne nekk nañ traiteur hôtel yi nga xam ne en même temps dañuy def traiteur dans le milieu formel ñi nga xam ne tam ñi ngi dans l'informel toog seen kër tamit di ko def di jaay wala ñi nekk ci biti tamit di jaay loolu yëpp forme traiteur yooyu yëpp c'est la même chose donc loolu boo ko xoolee tey jii traiteurs yi bëri nañ torop te ñi nga xam ne ñooy def am na ñuy def publicité am na ñoo xam ne ñi ngi def seen partenariat ak ñeneen li ci li ngay xalaat mooy par exemple peut-être jéem a dépasser loolu jéem a xool nooy amee yeneen partenariat ak ñi nga xam ne ñoom ñooy def produit de base yi ngay utiliser pour mën a fësal ñoom seen liggéey ak sa liggéey. waaw Oulaye tey soo ñu doon wax rek ñun gis nañ ne am nga satisfaction par rapport bilan bi ñu wax léegi bi nga tàmbali ak léegi mais tey soo ñu doon waxal tuuti si rek ci le produit bio. parce que dafa mel ni Sénégal ñu bëri xamuñu ko. de peut-être wala ñu ngi koy consommer bëgg ñu surtout ñu nekk dans la diaspora. koy gën a xam. day tey ñu ngi doon su nekkoon sama sago tey seen ay parents. di utiliser des produits bio pour seen yaram. soo ñu doon gën a xuusal ci wàllu bio lan nga ñuy wax. tey jii sax mën naa wax ni par rapport ak damay joxe benn exemple rek bu sama yenn clients yi yu ma jotoon woo yi nga xam ne dañu amoon jafe-jafe am appétit am na ñu ma ci woowoon ñu ne ma leen par exemple soupe harira wala velouté de légumes donc ce sont des choses yoo xam ne wala par exemple bëgg na tey jii lekk fa taay bëgg na tamit du am produit yi nga xam ne lañuy utiliser bouillon yeeg yooyu kooku xam na ni que moom bu ñëwee ci man loolu laay def ci anam yi mu gën a baaxee donc tey jii nii moom mën naa wax ni côté boobu noonu bio dafa nekk li nga xam ne mu baax ci wérgu yaram te damay dem ba am ay clients yoo xam ne ñoo nekk à l'étranger dañuy commander sax ci man pour seen parents yi nga xam ne ñoo nekk fii su ma waree xool bu baax produit bio li mu mën a apporter ci nit moo nekk par exemple lépp li nga xam ne mooy zinc tey jii nii feebar bi ñu am mooy xam ne moom mooy Covid 19 tey am naa benn fournisseur boo xam ne moom moo may jox cacao bi nga xam ne moom may jox ça vient de la Côte d'Ivoire lay jóge te ba pare mi ngi riche en zinc bi nga xam ne moo baax ci suñu wér-gu-yaram di prévenir ci feebar bi ñuy wax mi nga xam ne moom mooy Covid. donc am na feebar yu bëri yoo xam ne moom lay prévenir te nit yu bëri xamuñu ko lu baax na nit yi ñi ngi ci gën a gëstu nag di xool naka na ñuy organiser wee ay panel pour gën a ñaax nit yi ñu utiliser yooyu produit mais li ñu gën a sonal tey jii mooy produit yooyu tey jii dafa cher tey ku wax produit bio surtout produit bi nga xam boo ko xoolee par rapport ak produit yu jógee Europe loolu moo tax ñii di jaay produit bio sax dañoo sonn ci côté boobu donc loolu tamit bokk na ci li gën a métti wante ñun duñu tàyyi parce que clients yi c'est vrai que dañu mën nañ ñu xool ñu ne ma produit bi ngay jaay dafa cher wala yooyu mais comme li ñu wax ñoom ñu ne lépp ak produit bi nu mu gën a chéré ñoom xooluñu loolu ñoom li nga xam ne loolu lay apporter nit ki loolu moo gën a important te pour man loolu moo important ci nit ki. mais Oulaye yow sa entreprise dina def vente en ligne c'est-à-dire tey ku nekk bitim réew tey. bëggoon def commande nan lay def fan lay jaar ak. d'accord tey jii nii am na page Facebook am na page Instagram yoo xam ne ci lay def sama commande yi nga xam ne moom lay am régulièrement ak création yi nga xam ne moom laa ciy dugal. tey jii nii su waree commandé dafay dugal sama numéro 76 834 11 37 wala 77 538 62 31 sur WhatsApp tous les numéros sont disponibles sur WhatsApp te ba pare bu fekkee dafay def envoi donc mën na ko defee via Wave wala mu defee ko tamit Orange Money wala Wari donc wala yeneen méthodes yi nga xam ne MoneyGram ak Western Union yooyu yëpp mos naa ci jot ci ñi nga xam ne ñoo nekk étranger. mais quand même yaa ngi benn plateforme numérique boo xam ne peut-être muy gën a gaaw. fi mu toll nii maa ngi nekk di ci xalaat di waajal loolu wante comme li may wax rek boo nekkee yow kese ci entreprise bi
dafa am ay priorité tey jii nii par exemple amaguma logo léegi ñàkkum am logo boobu taxul man may jaay maa ngi jaay ba tey donc lépp loo gis dama koy doxal ci priorité bu nga xam ne ëllëg incha allah dinaa mën a gën a concentré wu ci plateforme numérique boobu mais dafa am li nga xam ne tamit moom lay waajal ak sama yeneen collaborateur ci plateforme digitale sax lañ nar a yëngu incha allah. mais tey lan nga envisager par rapport ak sa activité fii ak fin d'année ak fii ak l'année prochaine la perspective yi nga xam ne yaa ngi koy envisager def. fi mu toll nii nag ñi ngi xalaat projet nekkuñ sax di ko xalaat tàmbali nañ ko déjà ci projet boobu noonu c'est-à-dire ñi ngi waajal def benn pâtisserie bio fii nii ci Sénégal ce serait une première sax fii nii ci Sénégal su ma mënee wax loolu même snack bio bi may def tamit c'est une première donc loolu ñi ngi ko nar a jaarale ci partie digitale bi ndax comme ni nga ko gisee feebar bi téye nañu bëri nit yi mënatuñu génn comme niñ ko bëggee woon ak yooyu moo tax ñu xalaat ibbi plateforme boobu nit ki dina mën a gis produit yi ñuy jaay directement ci internet bi ak suñu page internet bi ñuy waajal par rapport ak pâtisserie bio bi incha allah loolu yëpp dina disponible maa ngi ci liggéey ak sama yeneen collaborateur pour que ñu samp loolu incha allah bu yàggul sax. donc loolu mooy fekk ci ay 5 diir bu gàtt di ngeen dugg dans li ñuy wax dans l'e-commerce comme ni ñu koy waxee en français. incha allah rabbi. waaw mais yow tey soo doon jox ay conseils say moroomu jigéen yi nga xam dañu bëgg dugg dans l'entrepreneuriat lan nga leen di ban conseil nga leen di jox. ñi ko bëgg def man lii laa leen di mën a wax dafa nekk loo xam ne doo ci dugg parce que dafa am xaalis comme ni ñu tàmm di dégg fii nii am na ñu bëri dañuy naan ah lekk moom dafay joxe xaalis wala yére moom boo ko jaayee di nga am xaalis loolu moom bu la ci taxee dugg di nga gaaw a génn te doo xam sax fi nga génnee fan la waaw doo ci yàgg daal li ma mën a wax mooy booy dugg ci dara na doon sa passion na doon loo xam ne danga ci am pas-pas nekk loo xam ne vraiment bëgg nga ko ndax man tey jii su ma naree joxe benn exemple bu ndaw mën naa nekk ci waañ bi ba 3h 4h du matin te duma sonal ndax nit ki daf ko bëgg ndax bu ma ko bëggul woon duma ci nekk donc il faut nga bëgg sa liggéey il faut nga nangu tamit dépasser jéem a anticiper en tout cas besoin wu nit yi nga jéem a xool nit yi lan lañ bëgg nga jéem leen a satisfaire li nga xam ne ci anam yooyu la ba pare jéem a am ay fournisseurs yu baax tamit parce que tey jii mën nga am commande ngay wëlbatiku sa produit bi jeex doo xam nooy def da nga war a anticiper yu bëri waaw te nit ki tamit commandé la ba pare nga ne ko lii nii aw ma ko loolu dafa ñaaw raacaat nga anticiper ay besoins yu bëri loolu am na solo torop li ma leen di gën a ñaax mooy ñu gën a vraiment bëgg li ñuy def ba pare am pas-pas bi pour ñu mën cee génn. di wax rek mbokku téléspectateur yu Koom-Koom immigré tey ñu ngi fi dalal Ouleye Diawara di entrepreneuse di traiteuse dans l'alimentation bio Ouleye ñu gis ni li ci ëpp ci say menu ay cake la mais di nga defal ay jus de fruits à base de bio. Pour le moment defaguma justement jus de fruits yi maa ngi koy waajal wante jus de fruits yi may def du doon jus de fruits dama bëgg a def ay smoothie sama partie boisson smoothie laa koy def yu nga xam ne c'est à base de produits naturels comme par exemple ñi nga xam ne mënuñu naan meew bi am na ñoo xam ne meew bi daf leen di sonal meew de vache lait de vache laa bëgg wax daal am na ñoo xam ne duñ ko digérer da leen di indil ay ballonnement ak yooyu donc am na ay meew tey jii yoo xam ne mën nañ ko utiliser comme ay lait de soja lait d'amande ay meew yoo xam ne du sonal en tout cas doomu aadama bi nga xam ne moo koy consommer loolu maa ngi koy waajal tàmbali naa nag ak benn boo xam ne tuddee naa ko piña colada boobu composition mi ngi nekk ananas ak coco ak lait de coco donc lait de coco nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci li mu baaxee ci wérgu yaramu nit ki. Ouleye yow lan ñooy say clients cibles. tey jii les familles les quelques entreprises wala ñan les enfants. ñan ñooy tes cibles sa vente. tey jii nii maa ngi ciblé xale yi
lu tax xale yi parce que boo gisee ñi ngi jënd par exemple ay biscuits ci magasin yi li nga xam ne dafa am ay conservateur te loolu baaxul ci ñoom loolu moo tax ba tey jii maa ngi defar ay biscuits yoo xam ne c'est fait maison amul benn conservateur ci produit yooyu noonu maa ngi ciblé tamit ñëpp ñoo xam ne mag ñi troisième âge bi ñi nga xam ne souvent ceeb bi par exemple daf leen di sonal wala diwlin bi wala li ñuy lekk daal ci semaine bi daal doyu leen loolu moo tax ba am na yenn ci sama produit yoo xam ne dama leen ko jagleel beneen partie bi nga xam ne mooy sama cible mooy suñu tranche d'âge bi nga xam ne moo nekk diggante 20 jëm ba 50 on va dire jëm kaw ñoom maa ngi leen di jagleel lépp li nga xam ne tamit moo junj lépp li nga xam ne mooy génne diwlin beeg bouillon bi tamit ba ci suukar bi surtout suukar bi parce que dafa nekk loo xam ne daf lay yor te doo xam ne yor nga ko nga dem ba ci biir mu lay sonal donc man moo tax lépp li nga xam ne maa ngi koy def maa ngi koy jagleel xale yi ba jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jëm mag waaw entreprise yi tamit tey jii nii commencé guma ak ñoom wante ëllëg maa ngi xalaat pour suñuy def ñoom seen pause café yeeg yooyu incha allah ñuy mën a commander sama produit yi ñeneen ñi nga xam ne tamit ñooy def tour de famille maa ngi liggéey ak ñoom déjà parce que tey jii ñenn ñi mën nañu am cérémonie duñu xam ni ñuy def dañuy ñëw gis par exemple pizza neem toujours dañuy gis la même chose te man tey jii du ma proposer yooyu produit man li ma jot a jàng à l'étranger ci yeneen dëkk yi nga xam ne jot naa fa nekk loolu tam jàppale na ma ci lu bari ci li nga xam ne maa ngi diversifier li may proposer. kon ñu gis ne rek l'alimentation bio mooy alimentation bi nga xam ne vraiment du sonal wér-gu-yaramu doomu aadama. Ouleye madame Diawara yow nan ngay boole vie de famille et le travail du la sonal moo ci problème. waaw fi mu toll nii nag sant yàlla bu baax di dellu di santati ndax buy liggéeyal nit ci ngay door a xam ni que partie boobu nag dafa am solo buy liggéeyal nit nga xëy sa kër 8 heures balaa ngay dellu si 17 heures jot na wala 20 heures jot na boo ñëwee daanaka alaaji bi doo ko gis sa doom doo ko gis te loolu dafa doy waar wala sa maamam toppatoo ko wala yooyu donc volet familial bi c'est très important tey jii mën naa wax ni que maa ngi profiter bu baax a baax a baax ak sama famille même su fekkee ni que commande yi nu mu ko neexee lay ñëwee tey jii mën nañ ma commander loo xam ne damay liggéey ba guddi wala yooyu mais li ci gën a am solo ba am solo mooy yaa ngi toppatoo sa famille loolu moom am na solo booy liggéeyal sa bopp ci ngay gën a mën a am indépendance boobu. Madame Diawara, nous sommes à la fin de l'émission et ton dernier mot. di may wax rek sama mbokk yi nekk diaspora bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg dugg ci entrepreneuriat fii nii ci Sénégal li ma leen di conseiller mooy li nga xam ne moom nga jot a jàng à l'étranger loolu boo ko boolewee boole kook fii nii bu fekkee jot nga cee am expérience ci benn entreprise war ngaa mën a def dara bu fekkee am nga benn pas-pas ci benn domaine boo xam ne bëgg nga cee yëngu te loolu gëm naa ne ñun ñëpp am nañu loo xam ne yàlla may nañu ko dañ koo développé wul rek mais boo ko développé dina jëm kanam incha allahu rabbi. jërëjëf Ouleye Diawara mbokku téléspectateurs yi ñu ngi ci fin émission bi donc di leen jox dig daje beneen yoon rek seen émission Koom-Koom immigré ci beneen numéro wasalaam.